voilà jërëjëf mbokk yi kon nag ñu ñëw ak yéen ak suñu frère suñu xarit sëñ Jacob sëñ Jacob maa ngi lay dellu ziar bu baax a baax di la wax ne welcome back as usual waaw di kontaan ci sa leadership ma bàyyi la rek ak auditeurs yi nga néew su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi. asalaamaaleykum El Hadj maa ngi lay nuyu bu baax di am mbégte encore une fois di ñëwaat ci rajo bi nga xam ne mooy sunu Afrique ñëpp di koy déglu di ñëwaat ci sunu programme bu am solo bi ñuy waajal di kontaan encore une fois di ñëw fii ci rajo bi El Hadj. voilà muy lu am solo donc ñëpp a ngi waxtaanee fi ñu toll nii lu am solo li nga xam ne nii SMS consulting mu ngi koy waajal. dama bëgg rek nga ñëwaat ak ñun ci li nga xam ne nii ñu ngi koy préparé joxaat ñu dat yi dégg nañ semaine yi yëpp ñu ngi koy waxtaanee ñu ngi dégg publicité bi yóbbante bi jógee ci SMS consulting jaarale ko suñu frère DJ Bobs nga wax ñu lan mooy li nga xam ne ci diggante bi bees na ci. waaw lii mbir mi mooy SMS consulting ñu répété ko parce que day baax comme ni nga koy waxee. la répétition et pédagogie day baax rek ñu fàttali ni mbir mi mooy dajale en tout cas contribuer ci effort lu en tout cas li nga xam ne moom mooy en tout cas ci relancer économie parce que xam nga dañu jógee ba léegi sax ñu ngi ci biir dañu nekk ci ay jafe-jafe yu metti àddina bi yëpp ci mbas mi SMS Consult xalaat ni en tout cas seen taxawaay en tant que doomu Sénégal mooy ñu contribuer sur relance économie maintenant xam nga booy relancer économie dafa am lu nga xam dafa am solo da nga war a daan tàmbali pour industrie yi wala maanaam structure yu ndaw yi économie yu ndaw yi ñu jéem leen fexe ñoom ñu mën a noyyi bi mooy ñu fexe indi leen ay marché noyyi mooy fexe ñu amee ouverture ci kaw loolu nag SMS Consulting dafay def ay journée économique du Sénégal structure yu ndaw yooyu ñu jox leen ay possibilités ñu mën a déployer wu redéployer wu en tout cas loolu day bokk aussi ci contribution wu relancer économie donc relancer économie Sénégal maintenant loolu nag day nekk fii ci États-Unis indi structure yooyu ak yeneen yu mag def ay journée Sénégal made in Sénégal wane xarañte Sénégal wane lépp lu nga xam ne Sénégal def na ko da koy def ci lu mucc ayib lu baax en tout cas loolu moom mooy idée journée économique yooyu maintenant li bees bi mooy ñu ngi gën a jege ci bés bi bis bi yaa ngi gën a préciser wu structure yu bëri ñu ngi bëgg dabe di ñëw fi may waxante yow nii waxuma la rek structure yu mag yi nga xam ne moom mooy ay structure étatique xam nga bokk ci nguur bi am nañu lu toll ci 70 structures yu ndaw 70 structures waaw ñi nga xam ne ñu ngi inscrire ñu ngi waaj a ñëw ku ci nekk rek ak say ferme ku ci nekk indi lu bees ku ci nekk won sénégalais yi ñu nekk ci diaspora bi won sénégalais nekk ci àddina bi lu nu mëne ak lépp lu nga xam ne seen xarañte la loolu muy nekk intérêt Sénégal loolu daal véritablement érage mooy lu bees vraiment gars yi ñu ngi buuxante gars yi ñu bëgg ñëw pour participer en tout cas ci mbir moom day nekk encore une fois exposition day nekk foire day nekk salon économique bu am solo. léegi bu ma la déggee bu baax sëñ Jacob mooy que ne boo nee foire xam nga foire bi par exemple gars yi fu ne lañ doon jógee ci Sénégal ci biir Dakar di ko fekkee donc ñun ñi yeewoo fii ci Amérique rawatina fii ci Tri-State rawatina fii ci New York ci Five Borough yi donc bés boobu lépp loo xam ne nii yaa ngi ko bëggoon par exemple ñu jëlee ko Sénégal comme ay tableau d'art ak yeneen maanaam bés boobu lan lañ fa mën a fekk. maanaam lépp lu jëm ci investissement. lépp lu jëm ci tourisme. lépp lu jëm ci mbiru koom maanaam activité bancaire. lépp lu jëm ci assurance. lépp lu jëm ci immobilier. boo ñëwee. mais ba waa APIX dana ñëw. APIX effectivement bien évidemment ñoom ñu ngi ci biir. ñu ngi jokkoo ak ñoom bu baax a baax. ñu ngi bëgg ñëw ñu ngi en tout cas préparé wu ñu ngi leen di xaar en tout cas
dina am ay surprise yu mag a mag a mag ay structures yu bëri ñu ngi ne en tout cas bëgg na ñëw bëgg nañ si bokk xam nga li nga xam ne moom mooy lu bees nii si mbir mi. waaw danoo Sénégal ak mbas bi comme ni nga ko xamee. ñu bëri danoo gëj a génn. danoo wane li ñu mën si àddina bi parce que ñëpp tëju woon. donc lii c'est une première occasion bi nga xam ne véritablement ñu bëri dinañ bëgg ñëw. en tout cas ñu ngi fi wane indi ay feeñ yu bees ak yooyu moo tax bien que ñu ngi toujours si ay difficultés mais waaye am nañu yaakaar bu baax a baax ñoom ñëpp dina ñëw parce que ñu ngi am na ay options yu ñu tëral. bëgg ñëw wane li nga xam ne moom. mooy yu bees pour Sénégal yi fekkee ko mais El Hadj ba bëgg a préciser rek benn affaire. parce que am na ñu bëri ñu may woo di may laaj loolu. ñiy dugg dafa c'est free. ku ñëw. c'est free c'est gratuit. du ñu fay dara. kenn du fay dara parce que am na ñu may laaj. vraiment waaw mais affaire bi yaa ngi koy defee di Midtown ngeen koy defee di 53. foofu moom kii la de ñaata la ñuy fay pour dugg kenn du fay dërëm. kon nag mbokk yi ngeen déggandoo ko noonu SMS consulting li muy def le 22 le 23 kenn du ci fay kenn dara donc ñëw leen fekkee mbir mi seen mbir la da ngeen ci jànge lu bees amee ci ay njëriñ ci côté yu bëri incha allah pour muy leer ku ko dégg rek wax ko sa morom. absolument ak leneen lu bees ci El Hadj mooy xam nga. oui ñun dañoo nekk dëkk bu nga xam ne. macha allah danoo xarañ. dëgg la mais dafa am lu nga xam ne aussi dañ si war a taxaw bu baax gëm ko. muy lan mooy lu nu moomal suñu bopp kenn waru koy jéggaani. dëgg la dafa am lenn exemple Air Sénégal. Air Sénégal oui dafa tàmbali. man vraiment. dama bëgg woo ñëpp ñaax ñëpp ñu jàpp si. c'est important. parce que loolu ñoo ko moom. ñoo ko moom de. pour man fierté la. que kuy dem Sénégal suñu toll nii. gën na yombal mbir mi ngi nga am ñaari yoon mun a dem Sénégal wala ay possibilité buñ si jàppee. dina gën a yaatu et Air Sénégal boobu mooy li bees si moi Air Sénégal mi ngi si biir. ci activité bi. donc jour J Air Sénégal dina fa nekk. et bien sûr Air Sénégal mi ngi si biir. et kooku ñun dañ si am mbégte. macha allah dañu lii mënu leen ko def te duñ si bokk. ndeysaan. ndaxte boo leen di wax made in Sénégal ñun lii ñoo ko moom ñoo ko bokk. dëgg la. dañ see bokk dañ si ñëw taxaw si fëg si bu baax a baax. macha allah te nag am na ay surprise. beaucoup de surprise Sénégal nag moom fu ñu jaar moom. fee mu nen fee mu nen la. am na yoo xam ne moom du ma si bëgg wax. doo ci dugg waaw mais léegi suñu xarit bi nga dugal ci affaire yi nag El Hadj Omar Diaw Seck mu nar a toj daf lu am solo. El Hadj Omar Diaw Seck moom wax dëgg yàlla. dafay ñëw xam nga moom daanan la. waaw moom daanan dëgg la daanan dëgg la. waaw moom maanaam dafay ñëw ensemble instrumental. macha allah. ñu ñëw fii sama pour. mooy le 23 bi. le 23 je comprends bien. le 23. mbir mi nu muy demee mooy. léegi le 22 ak le 23 boo ñu ko mënee expliquer rek ñaari fan yooyu nu muy tëddee. très bien alors le 22 dafay tàmbale ouverture officielle bi ci suba si te am nañ kilifa yu mag a mag a mag yi nga xam ne ñu ngi leen di xaar. loolu ab surprise la pour ñu ñoo koy ubbi. kilifa yu jóge suñu réew. kilifa yu mag a mag. ak tamit ay kilifa dëkk bi. macha allah ouverture bi bu ñu ñëwee ubbi ko def le tour des stands. bu loolu passé ñu jublu ci communication yi parce que xam nga. daje yooyu day am solo. structure yu jógee Sénégal ñëw. oui ok yaa ngi wax centre Afrique. mais mën nañu tudd CMU. dama leen di jox exemple boobu rek. waaw je comprends. couverture maladie universelle boobu par exemple ñu ngi koy wax Sénégal. oui ñu bëri xamuñu am na ay pàcc yoo xam ne diaspora bi moo ko moom wala war nañ ko xam. parce que ñun ñi fi nekk ñëpp ku nekk am na. sa waajur wala sa mbokk ku la jege. ku nekk Sénégal. dëgg la. ñooñu ak yeneen structure ñu ñëw dañuy def ay communication. leeral li nga xam ne diaspora bi moom na ko. ci mbir yooyu. leeral ko faram-fàccee ko. c'est important oui. nit ñi laaj leen ñu tontu.
loolu day am communication yooyu. dina ñëw si bu ñu ko ubbee donc communication bu ñu jàllee. ba pare surtout ñu ñëw expliquer nit ci laajte. bu ñu paree nag ñu tàmbali. alors exposition yi maanaam stand yi. dañuy commencé ñëw di xool stand yi. di leen di visiter. ñu commencé intersection donc premier jour bi daal ouverture bi officielle bi communication yi bëri nañu ay communication wax naa si benn wala ñaar waaye tamit duñu fàtte wax si affaire health care système ak yu demee noonu parce que waaw day am solo trop parce que ñun pour xam-xam ni lépp lu ñuy def il faut ñu wax si mbiru wér-gu-yaram ak possibilité yi ci war a mën a am fii si dëkk bi à travers si ay non-profit organisation yooyu donc yooyu communication bu jàllee ñu commencé nit ñi commencé visiter stand yeeg yooyu bon duñu fàtte ne xewal itam parce que sama mbokk yi sant Camara si seek Keita yooyu xam naa yooyu moom moo leen ko indi waaye si di leen bu ñëwee daal daañu am lu ñu ci daal dana am xewal gars yi dinañ xewlu. dinañ xewlu waaw. am na solo waaw léegi après ñu continuer donc 9h daal bu ñu wax 9h30. te dañ koy yaatal ba dina dem ba 19h 19h30 parce que. xam nañ dëkk bi ñi si dañoo am ay shift yu wuute. voilà dëgg la dañuy teel a tey ñi ngoon si et cetera waaw dinañ dem daal ba 19h 19h30 pour mën a jox possibilité. bépp doomu Sénégal bi nga xam ne yaa ngi fi nga mën a ñëw. loolu mooy premier jour bi deuxième jour bi ñu tàmbale comme carrément exposition yeeg yu demee noonu nit ñi ñëw B2B commencé jàkk waxtaan et cetera networking yi demee noonu mais deuxième jour bi nag dañuy arrêté boolu 5h30 6h lu ko waral mooy dañuy préparer soirée de gala bi. dañuy préparer dîner de gala bi. dîner de gala donc bu 5h30 6h. mais xanaa dîner de gala bi moom sur invitation la wala boobu tamit. waaw xam nga ñi inscrire. dîner de gala moom invitation lay ñëw moom. sur invitation lay doon voilà pour muy leer. mais dañu bëgg a préciser que ñi nga xam ne. dañoo ñëw bokk si exposants yi participants yi. oui yàlla am na lim bu takku muy jógee Sénégal. si ñooñu si seen package. dina gala def see bokk ndaxte aussi dañ leen di bëgg sargal ndax ñu wuyu si dëgg la ñu bokk si mbir mi dëgg la day am solo ñi nga xam ne ñu jógee Sénégal ak ñi nekk di jóge si dëkk bi fii bu fàtte am na ñu nga xam ne ñu ngi fii si dëkk bi te bëgg nañu inscrire bokk si ñooñu ils seront invités d'office dañuy bokk si dina gala mais sëñ Jacob nga baal ma rek ñi nekk ci dëkk bi fii bëgg a am bëgg a def seen exposition ñoom nu ñuy def qu'est-ce qu'il faudrait faire lan la ñu war a def pour mën a am seen buut. léegi bu boobaa dañuy woo rek dañuy woo man mi mun nañ jokkoo ak man. 347 861 9975 347 861 9975 wax dëgg yàlla am na ñu bëri ñu ma woo. et que boo la ñu woowee rek dinañ waxtaan ci fexe nen lañ ci mën a bokkee. véritablement am na solo. donc ñooñu ñëpp dañ leen di invité si dîner de gala bi waaye tamit ndaxte bokk yu bëri ñu ngi may woo bi ñu déggee ni El Hadj Omar Diop Seck ak ensemble instrumental bi ak yeneen surprise yu jógee Sénégal di leen ñëw si ñoo animé dîner bi am na Sénégalais yu bëri ñu déglu ñu ma woo ne ñun du bëgg leen ko fekkee ñu leen bu soobee yàlla xam naa ni semaine prochaine bu ñu fi ñëwee au plus tard semaine prochaine si rajo bi daañu wax place yi nga xam ne nit yi dinañ si mën a dinañ disponible dinañ wax ne am na sàngamu place yi disponible pour dîner de gala bi waaye nag ku yéex da ngay ñàkk rek élage il faut gars yi teel a tudd quoi ñu teel a ñëw c'est important donc dîner gala bi moom comme niñ ko xamee rek un peu partout first come first serve la et puis jaar fi ngeen war a jaar pour mun ko vraiment war ko mun a fekkee maintenant ba tey ñi ci état yi ñoom comment ils vont faire ñoom tamit nan la ñuy def pour mën a bokk ci mbir mi. mais ak association yi et tout ça. mais association yeeg gis état si la ñu bokk ndaxte mbir mi. dañ koy yaatal bu baax a baax a baax. daanaka association sénégalaise yi nga xam ne xam nañ leen ràññee nañ leen. yëpp. jëm nañ leen contacter d'abord ñu commencé sur association bi nekk fii ASA waaye tamit
association Cincinnati, Columbus, Atlanta, Georgia, fépp fu nu munti nekk ba si Canada le groupement général des Sénégalais de Montréal tamit invité na leen yamuñu foofu tamit véritablement bépp association ou maanaam ay gox par exemple waa Pikine waa ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp association bépp lu ràññee rek wax dëgg yàlla am na wax woo na leen bind leen pour ñu bokk si en tout cas état yi ñu ngi leen di invité bu baax a baax ñu ñëw parce que mbir mi moom dafa xewee New York rek waaye ñoom tam si leen bokk xëy na sax at yi di ñëw dinañ ko yaatal def ñaari fan New York def benn fan yeneen et cetera donc véritablement loolu si projet la bokk en tout cas daal ñëpp ñu ngi leen di woo képp bépp Sénégalais fépp fu munti nekk ci États-Unis foo nekk ci en tout cas Amérique du Nord ñu ngi lay woo di lay tàllaloo nga ñëw parce que mbir mi mbiru Sénégal made in Sénégal ñu wax donc véritablement ñëpp ñu ngi ci biir. voilà ñëpp a ngi ci biir sëñ Jacob nga may ma rek ma def ay aaja ñëwaat ak yow incha allah. voilà jërëjëf sëñ Jacob jërëjëf auditeur rajo Sunu Afrique ñëw ak yéen ba tey ci SMS Consulting made in Sénégal muy la am solo mais comme ni ma koy waxoon rek la dernière fois xam nga moom boo ñëwee Sunu Afrique moom boo nee made in Sénégal tamit da nga ne made in Africa donc waa Afrique yi loo wax si ñoom xam naa ne bàyyi nga leen xel c'est important. mais bien sûr tey rek suñu benn xarit ghanéen. ndeysaan. woo nañu. ndeysaan. et que il est très intéressé bu baax a baax si li ñuy def dafa bëgg bokk parce que moom dafa nekk si mbiru assurance ak mbiru investissement et cetera et loolu dañ kaa rafetlu bu baax parce que dañ ko xamal ni mbir la moo xam ne parce que bon dañu nekk si dëkk bi te yu bëri yenn saay duñu bàyyi xel si wealth management. opportunité yi tamit bëri na wax dëgg yàlla. bëri waaw nga am loo am lu tuuti boo ko amee sax war nga am noo ko mën a jaarale. ba loolu am lu mu lay jural. waaw lu mu jural sa njaboot ak yi demee noonu yooyu yëpp daal. dina fa am mbokk boobu Gànnaar la jógee dina si bokk ak ñeneen am na ay Guinéen yu ma woo. am na Malien et cetera donc véritablement comme ni nga ko waxee rek made in Sénégal leen wax mais dina dem si made in Africa. waaw made in Africa leadership bi moom mënut a ñàkk comme ni nga waxee rek ci Air Sénégal vraiment mooy une fierté. loolu yàlla comme ni Sénégal nekkee ci kanam ñu wax ko si dund waxuñu ko pour leneen loolu la yàlla dogal yàlla ko bindee noonu ñoo nekk ci kanam ci carte bi janook addina bi c'est noonu la seen leadership mel tamit nee naa Sénégal rek ngay ñëw foo jógee ci addina bi boo ñëwee ñu may la jabar loolu Sénégal rek la am waaw foo jógee ci addina bi boo ñëwee ñu may la jabar waaw Sénégal ngay ñëw tamit foo jógee ci biir Afrique boo ñëwee ñu may la jabar donc loolu leadership bu am solo la yéen tamit ngeen ci bay seen waar est-ce que am na ku ma yónnee text message léegi na ma est-ce que bu 22 23 bi jeexee est-ce que mun nañ xaar SMS Consulting di def comme ni ko yéen ñu bëri di defee fii once a month ngeen daje quelque part def ay genre exposition wan gars yi expliquer leen ce qu'il faut faire genre yooyu quoi. mais effectivement foog xam nga loolu c'est une bonne idée wax dëgg yàlla xalaat boobu xalaat bu am solo la. waaw benn mbokk de moom ma texte léegi rek ne ma ndax loolu waaye parce que xam nga mooy loolu. non dinañ ko intégré ci lii parce que xam nga. am na ñu bëri aussi ñoo xam ne mbir mi daf leen xaw a bett. dëgg la parce que si diggante bi ñu nekk xat-xat yi ñu nekk ak yooyu. bëgg nañu bokk. am na ñeent ba si juróomi nit yu nga xam ne ay sénégalais yu nekk fii di kontaan lu baax a baax rafetlu bu baax woote bi ñuy woo bëgg bokk mais véritablement xat-xat yi moo tax ba tax na li ngeen wax ni dina continuité lay doon fii ak si mois bu nekk wala 2 mois yi nekk ñu jéem a ni somay tase et cetera dina si am solo donc dinañ ko bind noté ko bu baax effectivement pour le futur merci El Hadj waaw c'est important kon mbokk mi sa yóbbante yegg na sëñ Jacob dégg na ko seen nee na dañ ci def ay jéego maintenant xam nga ñun dafa am loo xam ne dañ kaa gëm ñu ngi déjà ñu ngi jëm ci màggal gi après ñëw ci gàmmu gi c'est ñu xam ne fii ci diaspora bi waa diine kër diine yi dañ leen jox cër bu baax a baax a baax muy diine islam muy ci waa jongu gi est-ce que ñoom tamit mun lañ leen xaar ci bés boobu ñaari fan. bien sûr man personnellement jokkoon na
ak këru diine yi nekk fii yëpp waxuma la sax yónnee invitation waaye dama jokkoo kilifa yi fii sàkku seen ñaan ba pare tamit ñu jox leen invitation officielle def nañ ko tamit si association catholique yi nekk fii New York New Jersey maanaam ñooñu wax dëgg yàlla ñooy lépp diine gi mooy lépp ba tax na voilà ba tax na ñooñu mënu leen fàtte loolu bokk nañ si mbir bi ñu ngi si biir ñu ngi en tout cas woo nañ leen wax ak ñoom sàkku seen ñaan bu baax waaye tamit ñu ngi koy wax si à travers antenne bi di sàkku seen ñaan mais yónnee nañ leen invitation pour ñu ñëw bokk si donc ñoom ñu ngi si biir vraiment élage merci pour laaj ci boobu waaw muy la am solo dégg nañ la tamit ngay wane ne daal bon comme nañ ko doon gisee au passé am na loo xam ne yenn doomu Sénégal bu ñu ko bëgg a def c'est avec toutes les difficultés du monde mais yaa ngi doon gërëm consul wane ne daal mbir mi yombal nañ ci ñu ngi accompagner c'est loolu la ñuy xaar état ci ay doomu sénégalais yoo xam ne dañu nekk bëgg a def lu positif accompagnement bi nekk loo xam ne nii luy yomb luy rafet la boo ci mën a ñëw ak ñun dina nekk lu am solo. Absolument vraiment ñu ngi remercier bu baax a baax le consul général ak staffam si seen disponibilité parce que mbir mi bi ñu koy tàmbale bien évidemment nit ku nekk da ngay am kilifa fii ki nga xam ne moom mooy représenter état bi fii nga bëgg ko nga bañ ko c'est le consul général donc bi ñu ñëwee dañu waxtaan ak ñoom waxtaan ak moom mu yaatal ñu baax a baax dégluñu li mu ñu wax mooy lépp li nga xam ne mën nañ ko si def accompagner leen sur le plan institutionnel daañu ko def loolu nag mu nekk lu am solo parce que bu taxawee woon neneen lii duñ fa agsi ñu waxante ko te xam na jàpp na ne aussi du tax mënul woon taxawee neneen ndaxte def na li ko war si mbir mi mooy taxawu en tout cas bataaxal yi nga xam ne bëggoon na mu jaar si moom ak si kilifa yi wax dëgg yàlla def na ko taxaw na si taxaw bu ma sëkk wax dëgg yàlla ak équipe am donc ñu leen di gërëm bu baax si loolu di aussi di leen di jiital parce que aussi nee nañu aussi nit ki bu fekkee ne def na lu baax il faut nga wax ko loolu moom c'est important quoi c'est important du gërëm nit du gërëm suñu borom donc ñu ngi koy gërëm bu baax si appui bu mu am ak jàppale bi jàpp ak son équipe et bon bu weesoo ñooñu tam wax dëgg yàlla jokkoon nañu ak ambassade bi nga xam ne ñu ngi Washington di si cité Makan ku nga xam ne moom it jàpp na si wax dëgg yàlla lépp lu mu si moom def na ko si ak aussi son excellence Cheikh Niang ba keroog dañu ngi tase si événement bi moom it mu félicité ñu bu baax encouragé ñu ne ñu aussi ubbi na ay buntam suñ ko soxlaa ñu contacté loolu mu nekk lu am solo il fallait que ñu wax ko aussi élage. Non, c'est très important je pense que ne loolu rek mooy li nga xam ne nii loolu la ñuy xaar si ñoom parce que looloo tax tamit ñu bàyyi leen fi généralement sax booy waxtaan ak ñoom loolu rek la ñuy wax boo ñëwee di leen sa dajale mais écoute c'est la moindre des choses loolu moo tax ñu indi ñu fi. Et bon je pense que c'est important maintenant bu weesoo loolu ku mel ne sama doom baay jaar na ci rajo bi il y a 2 semaines de cela wax lu am solo wane ne que ne moom xam nga ne ku nekk xam ne suñu développement bi des na on est en voie de développement wàllu health bi santé bi des na lu bëree bëri mais ñu ngi am yaakaar ne dinañ ci mun a génn incha allahu rabbi mu wax loo xam ne nii man daf ma yitteel ndax léeg-léeg nga am njaboot gi Sénégal ñu am ay jafe-jafe pour nga am ambulance rek mu ñëw à temps c'est tout un tas de problème moom mu wax ne fexe na ba dugg ci diaspora bi un peu partout en Europe fexe nu mu mënee liggéey ak yenn yi ci gox-goxaan yi ba nga xam ne nii danañ leen wutal ay partenaires yoo xam ne dañ mën a amee ambulance yu mel noonu lu mel noonu est-ce que mën nañ ko xaar ci fii ci États-Unis ngeen jox leen ay connexions yoo xam ne dinañ mën a jël def ay jumelage ak yu demee noonu. mais bien sûr xam nga comme ni ñu koy fàttali toujours ñun suñu background fi ñu jógee moom mooy si assurance sociale. si humanitaire rek. suñu émission maag yow yëpp foofu la dooree ci wàllu googu waaw. macha allah foofu la dooree. et loolu mënuñu ko bàyyi ginnaaw loolu moo waral lii. ndaxte véritablement SMS consulting bi ñu koy xalaat. dañ doon xalaat. lenn lu nga xam ne mais d'ailleurs loolu laa la bëgg a laaj fan la xalaat bi jógee voilà la question que je devais poser même avant fan la da nga yeewu ci guddi rek mu yee la wala da nga doon waxtaan mu ñëw ci yow
wala comment ça s'est passé. xam nga pour ñu mun a def suñu liggéey bi ñuy def si Africa Health Innovation bi nga xam ne moom mooy jëm si wàllu humanitaire 100%. oui xam nga loolu dafa laaj ay moyens. te moyens yi da doon génn tuuti si sama poche ak sa poche yow ak poche ñeneen. dajale ku nekk indi sa déem ak xam nga nu ñu koy waxee si wolof dajale ko pour mun a délivrer. waaye mais bi nga xalaatee dama la yàgg ñu ne. Je crois que Sénégal dafa am lu ñuy wax responsabilité sociétale de l'entreprise mooy li nga xam ne entreprise yi war na ko mun a génnee dimbali doomu aadama yi ba pare mu boole ko mu dédati ko si ay lempom comme fii rek ni ngay jëlee sa xaalis bu ne jox ko benn non profit organisation 501c3 nga xam ne après ñu ko mun a def si say mais bi nga xalaatee ñu ne léegi comme maanaam Africa Health Innovations dafay am ay action yu muy def yoo xam ne cher na trop te nit yi rek ñoo koy génne léegi nag ñun nan la ñu mën a créer benn for profit organisation bu nga xam ne véritablement dina jël lépp lu mu am bu amee fukk mu jël en tout cas ñett yi wala ñeent yi mu injecté ko si non-profit organisation bi def ko si humanitaire loolu moo tax maanaam SMS Consulting judd ba tax ne loolu ku xam suñu background xam na ni lépp lu ñuy def lu jëm si humanitaire du ko soobi bu soobee yàlla dinañ am ay thèmes yu bees yu ñëw bu li passé te si événement bi tam maa ngi doon wax ay communication dinañ am communication si mbir moomu si wàllu taxawaay bi ñu war a taxaw si dimbali si mbiru non profit organisation comme yi ngay wax waaw ay mbiru ambulance waaw très important parce que Sénégal nit day feebar ñuy woo ambulance 2 heures de temps du yegsi ci daana waar quoi c'est incroyable waaw donc yooyu bu soobee yàlla dinañ si am taxawaay bu am solo si bés bi ay information yu am solo dina nekk en tout cas available pour nit ci mun si en tout cas am ay contacts yu baax pour ñuy demee noonu ñi nga xam ne ñu ngi dëkk fu sore Dakar am ay jafe-jafe parce que mbir mi da ngay gis sax dëkk yoo xam ne jege na Dakar sax 50 70 kilomètres sax am jafe-jafe yooyu waxuma laak nag boo demee ba si biir donc nag dina am solo lool nit ci ñëw bu boobaa bu ñu amee ay xalaat bu ñu amee ay soxla ci seen goxaat xëy na daañu leen mën a teg ci yoon bi parce que dina am spécialiste si mbir yooyu jël contact yeeg yu demee noonu mun leen si taxaw et si communication yi tamit véritablement dina am suñu jigéen vraiment suñu jigéen soxna Didi nga xam ne ñëpp xam nañ ko Didi Fall si moom it yu noonu soxna Didi ñu ñëw borom vraiment voilà wax dëgg yàlla ñu koy nuyu passage bu baax a baax dina ñëw dinañ waxtaan un petit peu si non profit organisation sur humanitaire et cetera donc daal évidemment dina nekk rendez-vous am solo ñaari fan yooyu moom élage yaakaar naa ni gaañu daañu régalé wu bu baax a baax am na solo si mbir mi fan yu bëri voilà léegi li mu bëggoon rek mooy je pense que c'est important comme ni nga ko waxee made in Sénégal lañu wax c'est waa Afrique ñu ngi ñëw waa Sénégal ñu ngi ñëw wante fii am na xale yu xarañ yu fi nekk di ay góor di ay jigéen nga baal ma rek nga jël sa temps nga bamtuwaat sa numéro téléphone bu dee bëgg nañ ñëw fekkee événement bi bëgg cee bokk ñu ngi nekk na ñoo xam ne nii am nañ xam-xam boo xam ne mun nañ ko bokk ak diaspora bi ñu war a ñëw jël seen buuf ñëw gars yi mun a leen poser ay question ñu tontu leen vraiment nga joxe sa numéro téléphone jël sa temps gars yi jël ko bu defee ñu jokkoo ak yow incha allah. c'est ça balaa loolu El Hadj da nga may rek xam nga loolu dafa am solo question boobu. barki démb dafa am benn sénégalais bu ma woo. waaw amazing dafay ay kit day def ay kit solaire maanaam. maanaam defar lu nga xam ne man su ma ko yóbboo Sénégal sama kër mun na nekk Bakar bu fekkee dama dëkk Dakar. ma am problème électricité. waaw mais ay kit solaire yu tey extraordinaire la defar. waaw inventé ko taxawal ko. et justement man que naan xëy na ñuy déglu sax. ko dina am solo. ñu mel noonu. oui ay ñoo xam ne dañoo créé lu bees. moo ñu wax si xarañte Sénégal rek. oui ñooñu ñu leen di woo kooku bëgg nañ mu ñëw wax nañ dina ñëw et cetera on espère que dina ñëw
ak yeneen ak yeneen am na ñuy déglu xëy na am na leneen li ñu inventé lu nga xam ne dañu xarañ en tant que sénégalais donc ñoo ñëpp dañ leen di bëgg ñu ñëw bu ñu ñëwee wane li ñu mën wan ko sénégalais yi gis ko donc ma fàttali bamtuwaat sama numéro téléphone allez-y muy nekk 347 861 99 75 en anglais 347 861 99 75 247 861 9975 da ngay def comme sama xarit maa ak yow Imam Cheikh Tidiane Ndao 646 320 waaw Imam moom artiste la macha allah waaw moom Imam bu ànd ak jamono la waaw léegi da ngay bamtu jël sa temps wax ko macha allah bu koy nuyu passage day am solo parce que comme rajo la yenn saa yi bu gaaw boo waxee bu gaaw rek xëy na gars yi am temps bind ko mais ñu fàttali leen encore 22 23 septembre diggante 9:30 ba 7:30 deuxième jour bi mu am léegi sëñ Jacob teel ligne bi rek ñu changer bi su ko defee ñu ñëw ñu grignoter benn 5 minutes c'est important parce que jox nañ ci yow benn 5 minutes voilà mbokk yi ngeen taax lu ñëw ngeen ci des ci programme bi rajo Sunu Afrique bëgg leen ci xol ba tey voilà jërëjëf mbokk yi ba tey di leen fàttali leen dégg seen programme rajo Sunu Afrique ñu ànd ak sëñ Jacob Coulibaly ci SMS Consulting made in Sénégal made in Africa mu ñu koy rafetlu leadership am ci yaatal bi c'est important parce que comme ni ma ko waxee rek léeg-léeg nit ki sa conscience wala sa xalaat mun na laa yee nga gën a banku mais moom bi ko xalaatam yee dafa jóg taxaw ànd ak ñu mu àndal pour fexe ba nga xam ne nii lépp dina gën a fës et c'est ça c'est important mooy li Omar Pène di way mbir mi dafa mel dafa gën a nar a gën a metti mais bu dee joxante nañ loxo war na mun a yomb donc balaa ñu dem jëli grand texe sëñ Jacob ma bàyyi la rek ci 5 minutes yi vraiment nga ñëw ak ñun beneen yoon ci li nga xam ne nii mun nañ ko ci xaar bu dee am nga message boo xam ne nii war nga ko lancer mbokk yi nga xam ne ñu ngi déglu ci diaspora bi désespéré gëm na peut-être munta nekk sa yaa ngi wax ne tàll ngeen seen loxo ñëpp ñi nga xam ne nii même bu dee ay business yu ndaw lañ yore waruñoo mën a décourager parce que business bu ndaw bi tey suba war na mën a nekk big companies who knows yàlla rek a xam donc ma bàyyi la nga ñëw ak ñun ci message. merci beaucoup xam nga loolu message boobu moom message d'espoir bi nu amal suñu bopp. amal ko képp ku nga xam ne nekk doomu aadama surtout ñuy déglu rajo bi mooy que ni warul metti maanaam ku si nekk rek. war na am optimisme war na jàpp ni day baax. waaw ndaxte loolu nag pour mu nekk il faut ñu jàppante. parce que am na benn borom xam-xam bu mag bu danoon wax ni nit dafay juddu da ngay juddu libre waaye tamit quelque part tu es parti dans les fers maanaam quelque part amuloo liberté boobu parce que pour nga mën a dund il faut. nga lëkkaloonteeg doomu aadama yi mel ni yow. ngeen liggéey yow kese mënuloo def dara. loolu lañ bëgg wax. et que véritablement li ñuy def nii den ci tàllal loxo ñëpp parce que buñ si jàpput du mun a nekk. dëgg la ñoom tamit képp ku nga xam ne taxaw na am mbir bu mu nekk bu tàllal loxam keneen bu si keneen jàppul du mun a dem. parce que noonu lay àddina di doxee. ba tax na bu ñu defee noonu rek ñëpp dina baax et que message boobu laa bëgg laa message d'espoir boobu kër ni ñëpp dañu jàppalante si li ñuy def lu baax ñu jëm kanam je crois que c'est ça moo am solo moo tax nag li ñuy def nii ñun dañ si am yàqinu ni véritablement lu baax la pour Sénégal bien sûr lu baax la pour doomu aadama yi si suñu réew ak ñi nga xam ne ñooy dund Sénégal wala nekk fii Amérique moo tax day am solo lool ñu bàyyi ci xel donc ñu ngi leen di woo ngeen ñëw si ndaje boobu dina am njëriñ bu mag a mag pour ñun ak suñuy njaboot ok ñu fàttali ba si 22 23 septembre 9h ba 19h ñaareelu fan bi dina am soirée de gala bi ñuy woo ñëpp képp kuy déglu ñu jottali ko ku ko déggul maa ngi gis ay ñu may woo passage maa ngi nuyu Sall Mansour gis naa ni ñu ngi may woo ci suuf ñeneen ñu ngi woote vraiment di xam naa ni di gën a bëgg am ay leer lu bu soo daal ku ma woo 347 861 9975 347 861 9975
daañu la ci jox ay information yu gën a complète waaye tamit di fàttali rek adresse yi 515 Madison Avenue 515 Madison Avenue 53e ak Madison le 53rd and Madison alors bu soobee yàlla ñu leen fi jox dajo donc yomb na dem très véritablement donc xam naa prochaine émission bi nga xam ne moom mooy donc émission bi jege loolu. ci di leen gën a joxe indication yi waaw parce que lépp indiwaat yu bees yi nga xam ne update yi nga xam ne am na. parce que bés bu nekk am na lu bees yi xew. ça c'est sûr voilà exactement bés bu nekk am na lu bees yi xew donc ñu ngi leen jox rendez-vous en tout cas ci prochaine rajo yi notamment sur Afrique. bien sûr jox leen update yi bu soobee yàlla. merci beaucoup sëñ Jacob kon nag ñu ngi lay jaajëfee c'est di la wax. Keep up the good work and that now that's Suno Afrique Radio we got your back and saa yoo tourné dig ñu gis boo gerso dig ñu gis loolu yàgg na c'est di ñaan yàlla mu continuer di la wax ne gëm nga sa bopp bokk na li tax ñu naw la vraiment ça xam nga ci moment yu métti ci la ñuy xamee les leaders am na ñoo xam ne ni bu mbir yi lëndëmee rek ñu daw wala ñu yaakaar ne fii la mbir mi yem mais ci contexte Covid ni ko tubaab yi di defee ñeneen ñi ko defee gis nga tey ci 9/11 bi président yi Amérique yëpp ñi dund yëpp ñëw nañ ñi ko mënoon Jim Carter moo ñëw parce que mag la fu ne la gars yi jógee ñëw toog donc ñu xam ne tant que y a la vie y a l'espoir donc yow tam nga ñëw indi sa leadership wane ne c'est possible donc ci sama tur ak turu rajo Suno Afrique avec toute l'équipe ñu ngi lay encourager te di la wax ne we got your back and we'll hear from you soon sometime next week thanks again. jërëjëf voilà. jërëjëf mbokk yi kon nag ñu ñëw ak Grand Tékhé ni ñu ko defee Diamond Grand Tékhé maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay bismillah. asalaamaaleykum Alaaji maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu mbokku auditeurs yëpp te di leen ziare di ñaan yàlla defal ñu jàmm incha allah ci bismillah. amiin yaa rabbal aalamiin bisimilah kon nag xam naa ne di wax mbokk yi boo leen bëggee dugg ci waxtaan bi am question yoo leen bëggee laaj ci Grand Tékhé mu ngeen woote ci 212 219 9695 212 219 9695 laaj bi ma lay njëkk a laaj mooy li nga xam ne ñu ngi ci génn tey muy ci 9/11 bi ñu koy fàttaliku jamono yu fii la fekkoon ban jàngat nga am ci situation boobu bi mu xewee ak fi ñu ci tollu tey. waaw jërëjëf Alaaji asalaamaaleykum 9/11 moom choc la woon rek boo xam ni wàcc ñu ci àdduna bi am ñu ko def taxawee seen ngëm-ngëm daaneel rey ay nit ñu bëri mbubboo l'islam donc loolu lu ñu mës a ñaawlu la di wax rek ni humanité bi également war nañu jàng ci événement yu mel noonu te dafa mel na jànguñu ci lu bëri xëy na mi ngi commencé soo leen seetloo départu américain yi ci Afghanistan ñaar fukki at après ñi nga xam ni bi 9/11 di am juddooguñu ñàkk fa seen bakkan xëy na ñàkk boobu ñu ñàkk seen bakkan dañu ko ñàkk au nom de leur pays de la patrie au nom de leur nation wante mënoon na ñàkk lii rek laa ciy wax pour tënk wax ji parce que nekkul thème bu nga xam ni bëgg naa ci di sori lool pour plusieurs raisons mais lii laa ciy wax quoi je pense que bëgg naa nit ñi jàpp ko bu baax a baax ñun ay jullit lañu fala budde laa yow mi diini ay jullit rek la ñuy doon am na lu ñu suñu diine sant digal ñu ko mu war ñu mooy suñu diine faatluwul kenn benn doomu aadama ndax diine l'islam ki nga xam ni dafa am ngëm-ngëmam suñu delloo ci histoire islam gis nañu ki nga xam ni moom lañ ñu yónnee ni mu doon doxale ak ñi nga xam ni mooy yawut yi ak ñi nga xam ni ñooy chrétien bi loolu
mooy suñu modèle maanaam une bonne entente ci déggoo dem na même ba signer ay traité de paix ak ñoom pour rek ñu nekk ci jàmm ñi nga xam ne ñoo gëm l'islam doxal seen l'islam ci jàmm ñoom it ñu doxal seen yëf ñi ñu gëm li nit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci boor bi tuddee seen bopp ay occidentaux bëgg a def loolu lu moo mënu la nekk te du mës a nekk ci mukk ci àddina mooy imposer sa gis-gis àddina sa bëgg-bëgg àddina sa jëfinu àddina ñeneen ñu nga xam ni yaak ñoom bokkulewu leen ni ngeen gisee ak ni ngeen war a taxaw misaal bi lii rek la ñoom dañoo wax ni waruñoo noot jigéen waruñoo noot nii war nañoo bàyyi ku nekk bëgg nekk góor jigéen nga nekk ko war nañoo def nii war nañoo def naa lu dëgg ñu ne ñoom démocratie lañu démocratie nag dañu ko bëgg a yóbbu fu nekk pour ñëpp doxal démocratie waaw léegi golo mbindeefu suñu boroom la ñay mbindeefu suñu boroom la golo mën naa daw mën naa tëb mën naa yéeg muus na am na xel démocrate la nga ni ñay léegi fokk li golo di def di nga ko def ñun su fekkente ni ñun ñay lañu ñun mënuñoo tëb mënuñoo daw mënuñoo def leneen ñun dox rek la ñu mën a def du dëgg loolu mooy misaal bi rek c'est-à-dire que il faudrait que les uns et les autres apprennent à vivre avec modestie, avec le respect de l'autre, dans la dignité. Kenn ku ci nekk nga bàyyi ko li mu gëm ñi nga xam ne dañoo toog ci seeni montagne di lekk seeni xeer nga bàyyi leen ñu toog ci seen montagne di lekk seeni xeer te nga bañ leen a indil benn jafe-jafe. Voilà foofu laa ci jëm. bien dit kon nag bañ leen indi benn ñol-ñol comme on dit léegi dafa mel ne grand xëy li nga xam ne ni ñu ngi ko doon waxtaanee 2 semaines ci ginnaaw ak le frère Thierno Bocoum tey ñu mel ni dañoo gis tamit le frère Dany Bougane Gueye génn mais ñu gisaat tamit en tout cas ci opposition bu mel ne daal xar na ñett ban jàngat nga am ci situation boobu. benn opposition xarul ñett. benn. waaw benn opposition. waaw kon may ma rek grand ma teg audio bi ñu ñëwaat ak yow rapidement. nekkuloo ci politique politicienne parce que nag ñàkk démocratie du Macky Sall rek politique politicienne bii bukki bii nguur bi sàmba man defe woon naa ne kenn dong moo tax ma koy xeex ci Sénégal mais li ma gis man affaire u jinne la yëfu dëmm laa gis. c'est la réalité man mosu parce que man bëgguma ay nit ñuy lekkante xam nga fi may gis nii je suis nit laa koo xam ne nit ku entier la man bëgguma nit ñuy lekkante et li ma gis ay nit ñuy lekkante la te li ci kanam raw li bët suñu génn ci coalition opposition boobu alhamdulilah am na lu mu defar parce que ci biir structuration bi ñu proposé tey ci biir coalition boobu ñu tuddee Yewwi Askan Wi dañoo ñëw jàkkaarloog chef de parti yépp ne leen présidence su coalition Yewwi présidence tournante la déglu li may wax de ñu ne présidence tournante la waaye ñi sooke mbir mi maanaam les initiateurs ñoom dong ñooy nekk ay président ñeneen ñi maanaam altoppe lañu heureusement que ku mel ni Déthié Fall am na fulla ak fayda tëgg ci taabal ji pour wan leen ne du ñëpp ñoo nangu ñu leen di yóbbaale. voilà du ñëpp ñoo nangu ñu leen di yóbbaale donc grand looy wax ci lii. kon li ma ciy wax li mooy li ma tàmbalee wax nga dagg ma te jàppoon naa ni loolu mën naa ñàkk sax parce que je pense que Alaaji boo bëggee dégg quoi. oui. benn opposition nekkul ñett te lii nii li muy favoriser. waaw. mooy pexe ba. nguur gi parce que lii c'est un prolongement
de ce que nguur gi di def par rapport ak opposition bi. c'est si. lii laa lay wax quoi. Bougane Gueye Dany sénégalais la. bu ñëpp respecté parce que am na fu ko suñu borom teg. am na lu ko suñu borom defal. Déthié Fall la même chose. Thierno Bocoum la même chose. ñooñu ay tur la suñu borom maanaam ay nit la ñu suñu borom may tur. li xew te wax naa leen ko waxati leen ko xëy na ma répété waat ko mooy que organisation politique gu Sénégal dafa am réalité am tur taxul nga nekk opposition wu Sénégal démarche politique ci biir Sénégal dafa am nu mu tëddee te wax ji may dégg Bougane Gueye di ko wax du waxu responsable du waxu kilifa d'ailleurs ay dëmm ay lekkante ay nangam yu sàngam yooyu loolu je pense que bu fekkente ni dina ma noonu la continuer di wax Sénégalais kenn mënu leen imposer ni par force faax ki laay toog ni laay def les gens qui sont en train de s'organiser dafa am modèle bu nga xam ni moom moo fa nekkoon pour la petite histoire ñi nga xam ne ñoo nekkoon les leaders politiques yi nga xam ne ñoom ñoo tax ba assises nationales yi am te ba mu amee tamit ñoom jiite wuñu ko gérer wuñu ko organiser wuñu ko ñett ba ñeenti leader la woon ci biir Sénégal ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng la Moustapha Niass ndem si yàlla Amath Dansokho Abdoulaye Bathily ñooñu ñoo waxtaan ci seen biir ba wax ni dañuy organiser cette plateforme là ba ñu jógee dem di seeti la société civile seet ñëpp ñu nga xam ne ay leaderu société civile lañu ñooñu dañ leen wax ni xalaat bi baax na xalaat bi rafet na wante yéen du ngeen ko def nii la ñu koy defe ñooñu am humilité nangoo teg toog ci seeni daraja wacc ñi nga xam ni jàpp nañ ni mën nañoo wax ak askan wi ñu organiser ces concertations nationales d'accord léegi lii laay wax quoi xam nga man mënumaa dem ci ndaje mu nga xam ni nee naa fekkewu mu ba ñu koy waxtaane ba ñu ma fa wooyee la ñu fay def neexuma te man maa jógoon demal fa sama bopp man mi jógoon demal fa sama bopp te gisuma fa ma neex naa génnaat rek dem sama yoon bu fekkente ni li may wax nekk na ci man wala boog sax duma fa dem te xawma li ñu may woo lan la et je pense que ñoom kenn ku ci nekk am na lu nga xam ne duñu la ko waxale wala bu ñu la ko duutalee baaraam fi opposition bi di woote doo fa dem sax opposition bi tasaaroowul l'opposition est multiforme l'opposition est multidimensionnelle ku mu neex nga former sa bloc nekk opposant Bougane Gueye Dany moomu di wax dafa ni moom dafa amee mouvement ñi ànd ak moom ñëpp ci ginnaawam la ñu bootu la muy wax loolu la muy def loolu la ñooñu kenn mosu leen dégg ci rajo wala ci télévision ñu ni mbuu ñu ni mbaa te moom loolu mu bañ noonu loolu muy jéem a fexe di ko xeex wala mu di ko bañ mais moom loolu la def ñun kan moo xam yan mouvement yan organisation yan mouvement yan parti ñoo bokk ci biir gëm sa bopp kudul Bougane mi nga xam ni moom la ñu gis ni mu ni fukki fanweeri xaw ma nangami mouvement ànd nañoo moom et cetera et cetera. Je pense que il faudrait que les médias def seen liggéey bu baax a baax te jàpp naa ni defaguñu seen liggéey parce que bu médias yi defee seen liggéey am na lu bëree bëri yu nga xam ne du xew def sa liggéey bi nag nekkul ni di jéem a amplifier des contradictions secondaires
pour que la contradiction principale bi nga xam ne moom la askanu Sénégal jàkkaarloo muy la malgouvernance du régime de Macky Sall ak ñi mu àndal nga fexe ba loolu échapper la population bi nga xam ne ñu ngi nekk dans la souffrance. Ce serait une hérésie que un professionnel, en tout cas de la communication et de l'information, de traiter l'information politique. C'est une hérésie. Baaxul santul yàlla. Nous ne sommes pas dans, comment dirais-je, le sensationnel, etc. Notre peuple est en train de souffrir terriblement. Suñu askan dafa nekk di souffrir terriblement. Yii nag may gis ni ñooñu ñëpp man li comme li may wax rek am na lu nga xam ni du ma fa àgg du ma ko def parce que ñoom ñëpp su may rakk lañ wallahi lazim ñoom ñëpp su may rakk lañ te kenn ku ci nekk am na fu ma la teg ni ngay defee sa definu bopp la kenn laajuma ci kenn waxuma sama yoon nekkul ci li ñuy def mais dama ni focus bi mooy que am na ay coalition dans l'opposition yu nga xam ne ñu ngi organisé wu soo demee ci ab coalition gisuloo ci sa bopp génnal nga dem sa yoon te nga jàpp sa njàmbur wala nga defar sa coalition wante bëgg taxal ñooñu comme li leen nguur di taxal wala lu raw sax lu leen nguur di taxal bu tey da nga ni ma da ngay xeexal askan waxuloo dëgg ay kàcc la loolu waxuloo dëgg am na ñu nga xam ni am na lu leen naqadi neexut leen ci doxalin mais loolu ñoo ngi koy waxtaane ci biir parce que nag ànd boo gis dafa am waxtaanu biir néeg nag su fekkente ni yow doyut la waaye génnal nga dem wuti beneen néeg parce que néeg yi bëri nañu nag bon je pense que muy Thierno muy Bougane muy Déthié Fall ñun li ñu intéressé mooy ay élection la ñuy dem élection wàññi la nit bu dee am nga ay nit demal nga xëccoo élection locale la du élection présidentielle nekkul élection bu nga xam ne dañ ne la sax boo amul nangami kii nangamuy nu mu tuddati loolu ñu defoon wut ay parrainage et cetera fa nga juddoo sosoo fa nit ñi xam la mais lu tax demoo rek ni yow da ngaa bëgg a nekk candidat après nga xeexal sa bopp ba nga am li ngay am. d'accord ñi nekk dans la coalition Yewwi Askan Wi kenn mayu leen dara. d'accord judduwuñu kenn may leen dara. dañoo xeex. di xeex ba agsi fi ñu agsi. bien dit grand ñu jël mën li ñu mën. voilà ñu jël auditeur bi je pense que ne loolu c'est clair et c'est net leer na nañ mbokk mi bismillah. salaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam sëñ Amsatou Lam. ñu ngi lay nuyu di la ziare di rafetlu émission bi ci njëlbeen gi ba fi mu toll. jërëjëf ñu ngi góorgóorlu merci beaucoup. di rafetlu pexe moom xam-xamam saa su nekk. dafa mel ni ndox mi li ma ci doon laaj waa ji dégg na ma. ndox man. mbënd mi. waaw 764 milliards yi. yi nga doon laaj ci semaine dernière. waaw nee na dañ ci defee jéego. tey maa ngi jëm député yi sax duma ci wax na suñu kilifa wax na ci liñ ci wax moom mënula wax lu ci yees mais suñu diplomatie xar xanam bi muy wane fi mu ne ak trafic da ngay laaj grand effet ngay laaj grand effet lay laaj waaw suñu diplomatie fi mu ne xar xanam bi muy wane ak trafic de passeport yi yàgg naa xew ndax ñun fii fi mu nekk nii gis nañ ci un ancien ministre de l'étranger boo xam ne jàpp nañ ko ci escroquerie il laa koy laaj ak tey moom damay laajte tàkk-tàkk ba ci safara ba damay bàyyi ndox mi muy building administratif milliards yi ñu ci def dégg mu jékki-jékki ne peñe tàkk loolu naka lan mën a def ba duñu dal ak yan matuwaay lan war a jël ci dundee dépenser alalu askan wi. d'accord loolu daal ko la nag. jërëjëf sëñ Amsatou Lam waaw effectivement nag dégg naa ne waa Sénégal dañuy déglu sunu Afrique rajo mbokk mi bisimilah allo mbokk mi woote bisimilah. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam nga baal ñu rek wàññi sa rajo comme ça grand effet dégg la. waaw
allo. mbokk mi yow rek la ñuy déglu mais boo fayul sa rajo duñ la mën a dégg. allo. waaw ñu ngi lay dégg bisimilah laajal laaj bi nga baal ñu bisimilah. allo. waaw bisimilah ñu ngi lay déglu. waa yaa ngi dégg. waaw ñu ngi lay dégg léegi bisimilah. waaw man de waxal taxe ne ko maanaam coalition bi mu ngi doog a neex. bi Abdoulaye Wade di génne la doog a neex xam naa boo ba léegi boo seetloo depuis élection yi ba léegi day manipuler gars yi. élection yaa ngi affaire baa ngi doog a neex yow kay toogal di xoolaat rek. léegi loolu mooy lañ li ngay wax ni da nga laaj ngay def wala je n'ai pas compris. waaw damay laaj taxe laay laaj dama ne ko. waaw. Abdoulaye Wade maanaam génn ci coalition bi nekkoon coalition baa ngi doog a neex. coalition baa ngi doog a neex man de ba ma dala woote ba léegi mosuma woote la ku may Abdoulaye Wade waaye ren de bu neex àll yëpp wallaay dana xam ne waa manipulé baaxul. d'accord. baax na jërëjëf. je pense qu'on a compris grand Texe kon nag bisimilah. waaw question Amsatou yi moom am na solo mais Amsatou il revient toujours à la même chose. mooy la malgouvernance autour de nos ressources. maanaam ni ñuy gérer suñu alal ji. ak di ko yàqee tey. ci mbënd mi ci domaine yu bëree bëri donc ci loolu lay revenir maintenant li mu wax noonu président bi li mu ci daan def rek loolu la ciy def mooy que dinaa def nii indil leen ma rapport nañ def audit et cetera. te jëmul fenn loolu bi mu toogee ba léegi ci loolu la nekk te loolu jëmul mosuñoo jëmee fenn suñu diplomatie également bon en tout cas li ma gis ci presse bi ñu koy relayer mooy que mu ngi noonu mooy loolu c'est au point mort kañu fa teg ci bopp bi gis naa ni presse bi mi ngi wax naan diplomate yi ci seen bopp sax ñi ngi wax Macky Sall na ko fa jële parce que mënul donc loolu yëpp mi ngi fa mais man loolu yëpp intéressé wu ma li ma intéressé mooy que réew dafay dox dafay toll fu nga xam ni bu fekkente ni am na ni ñu koy doxale te baaxul ñu soppi ko te bu ñu koy soppi ñu teg ko ci ay loxo yoo xam ni xëy na jàpp nañ ni mën nañoo def loolu donc loolu mooy sama tontu ci ñaari ci mbir maintenant li auditeur bi mujj bi wax participation Maître Wade ci coalition Maître Wade moom coalition bu mu mës a nekk bu mu mës a àndal moo leen di jiite ñëpp ci ginnaawam la ñuy topp loolu depuis ñu commencé def coalition ci biir Sénégal ba léegi bu fekkente ni li ñuy jiiñ tey jii ñoom ñi nga xam ne ñoo ànd muy piliers yi ànd ci Yewwi Askan Wi bu fekkente ni dañ leen di reprocher ni ñoom ñoo faax ci place bi waxtaan ci seen biir bay doxal loolu mi ngi door a am ñi nga xam ni dañoo jàpp ni am nañu doole dem nañu élection natt nañ leen ñu xamante après waxtaan ci seen biir ba defar coalition yi su mës a am yëpp PDS mooy defar Ablaye Wade mooy defar wax ni leen nii lay demee LD PIT maanaam képp ku nga xam ni ànd jëf képp ku nga xam ni bëgg nga bokk ci coalition bi ñëw nekk foofu Ablaye Wade mooy defar loolu bi yoon loolu sax amul bi yoon def nañu ay progrès parce que du kenn du benn leader ay leader ñoom ñoo ko seex ñoom ñoo sooke seen i waxtaan ñoom ñoo waxtaan ba xaal seen yoon ñeneen ñi nga xam ne nag dañoo ñëw ci bëgg ci bokk mais dafa am benn discipline bu nga xam ne su fekkente ni mënuloo ko ci am génn rek nga dem sa yoon loolu laa ciy wax quoi Abdoulaye Wade nag il est en train de sauver son parti son patrimoine le PDS est un patrimoine national su ma sañoon day bokk ci coalition Yewwi mais mani mënul dem di bootu ci moom am nga ñay kenn du ko boot d'accord ñay da ngay jéem a xëcc ci boobu kii bi rek jéem ko tette pour mu ñëw bu ñëwul nga baka foog nga dem sa yoon mu jeex tàkk voilà am na benn auditeur bu nekk ci ligne bi ku baax bismillah waaw El Hadj na ngeen def ñu ngi sant yàlla waaw maa ngi nuyu grand bi bu baax mu ngi lay fay bismillah waaw man j'avais une question dama bëggoon laaj grand Texe son avis sur ce qui s'est passé à la Guinée. ok dinañ ci ñëw. waaw en plus de cela. oui. dama amoon benn tuuti précision. El Hadj gis nga bu ñuy seetee vraiment l'actuel président Macky Sall. oui. non sur le plan gouvernemental moom bon peut-être
il n'a pas bien fait mais man je vois que ni kii moo xam ni muy manipuler l'opposition. léegi loolu contribution ngay def nii wala question bi poser que je sache. donc une petite précision kii bu ma gis analyse bu ma def la quoi. que moom moo xam nu muy def ak opposition bi il sait vraiment les diviser. pas pour les non pour les manipuler def leen lu ko neex. il a atteint son objectif. Bon, ça, loolu yaa ko wax de c'est pas tout le monde qui partage avec. Non, parce que tu regarde ce qui se passe actuellement élection yeeg ces jours sax ñeneen ña ngay xeex ay adversaires am ña ngay xeex. Non mais grand Texe nee na ñoom ils sont tous ensemble nee na division amul pour que ça soit clair. non groupe dans un groupe dañuy bokk benn kàddu. jëndandoo waxandoo dóorandoo. d'accord waaye demaguñu fenn kii nee na lii kii nee na ay dëmm kii nee na nii. de ce fait que Macky Sall c'est le meilleur politicien du Sénégal. Merci beaucoup dégg nañ la je pense que ne contribution la doon def il a posé la question situation bi en Guinée xam naa grand Texe dina ci ñëw mbokk mi bismillah. ok salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatu. waaw man de dama ci bëggoon a wax tuuti ci benn affaire. parce que monsieur Gaye naka waa Canada. vraiment oui c'est-à-dire. benn affaire dafa am man remarqué naa ni affaire coalition yi ñuy wax ak yi yëpp dégg nga aussi xam ngeen ni Macky Sall fépp fu ñu war a jaar ci ay élection xam na ko parce que doonoon na fi président commission dégg nga ci def na fi lu nekk doon na fi ministre de l'intérieur ak yooyu yëpp organisation élection normalement amul lu ko ci réer te fi mu nekk ñi ngi naan am nañu dégg nga ay commission yu ñuy def di ko yóbbu ci ay village yu làqu dégg nga ci Sénégal ay ginnaaw Tamba fu nekk di fa defar ba ay guddi ñu fay defar ay carte d'identité yu kenn xamul. mon grand frère da ngay contribution ngay def wala question j'aurais bien souhaité ñu dem ci question yi. voilà mais c'est-à-dire rek dama xamal ni dégg nga ñu ngi def fi mu nekk topp di wax coalition yi kan xam te kii ba léegi ñun ñi am nañu ay gone yoo xam ne dañoo nekk ñu bindal leen amuñu war a ñoo voté. te loolu c'est pas normal te Macky Sall il signe des décrets te lu réglé woon loolu lu simple la mënoon na rek def dégg nga defaat décret ni képp ku indi carte d'identité nationale en bonne et due forme dégg nga na inscrire daal di voté te loolu man yaakaar naa ni opposition bi loolu c'est un problème sérieux boo xam ne war nañ ci taxaw parce que la jeunesse là li tax ñu bëgg leen a éliminer xam na ko dégg nga te loolu c'est quelque chose de formidable loo xam ni dégg nga suñu ko négligé ñu ngi def erreur bu gën a rëy loolu daal bëgg naa dégg nga invité ci nit ñëpp ñu gën cee bàyyi xel daal parce que daal vraiment am nañu ay xale yoo xam ne ñu leen a soññ ñu ngi dem dégg nga ñu leen di maajloo fu nekk dégg nga même ay certificat de résidence ak ñu kenn xamul ñu ci indil nit ñi problème. d'accord mon grand on a compris. on a compris merci beaucoup. jërëjëf di ñaan mbokk yi vraiment nag bu ñu wooyee vraiment ñu dem ci question yi wala bu dee dañu bëgg a def contribution ñu poser seen question ba pare gàttal ko mbokk mi bismillah. allo. wala oui. waaye daal na nga def. sant yàlla. waaw dama bëggoon a joxe sama xalaat tuuti rek. déet question la ñuy laaj fi ñu toll ni ngeen baal ma. waaw bu dee am nga question pour grand Texe vraiment. waaw moom li mu wax rafet donc bu fekkee waaw li ma ko dégg moom li mu waxee moom noonu la moom. waaw xalaatam waaye man li ma xalaatoon daal. allo. yow rek la ñuy déglu bu dee am nga question boo ko bëgg a laaj. question laajuma ko question nag dama amoon lu ma war a wax rek. waaw kon baal ma rek nga gàttal ko rek ñu avancer parce que. waaw li ma xalaatoon mooy comme Bougane dama yaakaar ne moom am na képp boppam boo xam ne comme gars yi kenn ku nekk da ngaa andi sa. li ma xalaat daal moom mooy Bougane wax dëgg yàlla man li ma yaakaar mooy am na droit pour def li mu def. am na droit wala amul droit nga wax ñoom waxtaan naa ñoom àndut mënuñoo d'accord. mu génn wax li nga xam ne moom la wax. waaye yaakaar naa daal am na droit ci li mu def nag. d'accord jërëjëf merci beaucoup. grand Texe désolé donc mu ngi noonu. non baax na c'est très bon parce que kenn ku ci nekk booy ñëw ci rajo bi ni nga kii rek nga fay ñëwee. li nga ci bëgg a participer rek loolu nga ciy ñëwee quoi. donc amul problème. en tout cas li ma fi jot jàpp ci li xew Guinée moom. yàlla bu mu xew suñu réew. de toute façon humiliation la bu ñu demee ba suñu gestion wu réew soldats yi war ko décider. loolu jàpp ma ni président bi nga xam ni moom la ñu am muy Macky Sall dinañu yóbbu ci loolu.
ce serait une humiliation du peuple sénégalais de faire en sorte que armée bi ci boppam di intervenir comme ni muy intervenir ci réew yi ñu wër Mali Guinée et cetera et cetera. Je pense que loolu mooy jàngat bi nga xam ni war nañ ko ci def président bi ak ñi mu àndal war nañ ko ci def suñu réew suñu mandarga mooy ñun mosuñoo xam loolu yàlla bu ñu ko xam. Nous essayons de bâtir une démocratie. États-Unis bi nga xam ni moo ñu ci jiitu gis ngeen li mu jànkonteel ci jafe-jafe ki tolof-tolof démocratie c'est un jeu complexe kenn ku ci nekk na nga xam fan nga war a yem bu kenn ku ci nekk xamee fan nga war a yem rek jàmm dina ñu yooyu quoi te ñu bañ a dem ci wàllu boobu manipulation Macky Sall c'est vrai que am na expérience ci nguur am na expérience ci opposition la jóge ñëw ci nguur jóge ci nguur dem ci opposition xam na lépp lu nga xam ni lu bon la loo xam ni mën na arrêter ay adversaires politiques parce que station bépp bu nga xam ni fa la ñuy tëggee loolu di ko fa defaree moom jaar na fa xam na ko bu dee intérieur dem na fa bu dee def élection def na ko bu dee xam na quoi maanaam ki saay-saay mooy ki xam li ñu bëree xamul kooku mooy saay-saay et donc je pense que di ngaa ñu opposition bi wala nga leen di wax naan Macky Sall moo leen gën a muus loolu wax dëgg yàlla mën naa ñàkk parce que affaire bi du loolu. D'accord. Affaire bi du loolu. Maintenant li sama doomu baay bi wax loolu laa bëgg a taxaw tuuti quoi parce que suñu système électoral nga xam ni maître Wade moo xeex ba ñu am yenn yi ci identification électeur ak yooyu nga xam ni moom moo ci topp dama jàpp ni bu fekkoonte ni dañuy bëgg a doxal démocratie rek am na lu nga xam ni war nañoo mën a bañ a gàllankoor. D'accord. Canada yi ma nekk le 20 bi ñuy jëm dañuy def ay élection soo ñëwee nga xool seen code électoral ak seeni texte nga gis ni lu ëpp ñaar fukki këyit yoo xam ni jógewul ci foo xam ni lu këyitu gouvernement la soo ko amee boo ñëwee mën ngaa voter Canada boo ñëwee bëgg a voter ci bureau de vote bi mën nga faa bindu mën nga faa voter ci même jour bi ñuy voter loolu je pense que su fekkente ne démocratie bu tol noonu moo mën a def lu ni mel démocratie yi nga xam ne dañuy jàng war nañoo mën a def lu ni mel parce que mën naa leen jox rek ñaari identification électeur u koo xam ni ci Canada la dëkk mën naa ñëw ci bureau de vote bi indi ñaari pièces yu nga xam ni photom sax du ci nekk ñaari pièces mais pièces yooyu xam nañ ni bilu téléphone am moom la këyit gi nga xam ni bu demee hôpital moom lay wone pour fajoo ko muy carte d'assurance am amul photo mën na cee voté mën nañ ko ci bind mën nañ ko cee voté loo parce que donc li nga xam ne la ñuy def suñu réew président bi di ko def loolu mën naa ñàkk je pense que dans une démocratie dañoo war a favoriser vote bi dañoo war a fexe ñu bëri ñu ëpp ci population bi voté te loolu warul am gàllankoor loolu mooy essence su démocratie la participation du peuple autour du système politique démocratique loolu mooy essence bi mais suñu réew contraire bi la ñu jël def ko li may wax nii xam naa ko bu baax a baax parce que fii laa nekk te man wax dëgg yàlla ku dañ kumpalaa ci système politique yi nga xam ni moom laay dund te li may wax nii lu ma wér la lu ma xam la également voilà donc nañu yombal la participation nañu ko yombal citoyens yi parce que citoyens yi ñooy décider kan la ñuy jox seen baat ak kan la ñu ko dul jox defal leen ay gàllankoor loolu bokkul ci yiw bokkul ci bëgg sa réew bokkul ci démocratie bokkul ci dara voilà ma jël benn auditeur rek après dem def benn publicité balaa ñuy jéggi waxtu bi mbokk mi bismillah Ibrahima bu mu lay woote watan oui mbokk mi bismillah
alors El Hadj nee na dama doon laaj cexe rek moom comme des journaliste day analyse politique. pourquoi pas mu bëgg a wax ni bu opposant gisee lu mu critiqué. waaw bu gisee lu mu critiqué ci état bi mu critiqué ko pourquoi pas opposant tamit bu gisee ci opposant lu mu critiqué amul droit critiqué ko. parce que c'est normal bëgg critiqué gars yi moom bëgg ni ñoom opposant yi waruñu critiqué te moom day politique. non waxuma loolu bul ma sosal góor gi waxuma loolu de. bul ma sosal waxuma loolu. waxuma loolu de. d'accord c'est clair. mbokk mi nee na waxul loolu donc je pense que ne leer na nañ. donc waxuma loolu dama ni. li ma wax mën naa la ko répété waatal. dama ni. Bougane Gueye Dany Thierno Bocoum Déthié Fall bu dee dañoo ñëw ci coalition bi te gisuñu fa lu leen neex. mën nañoo génn ñu dem seen yoon. bu ma doon ñoom sax balaa ma fay dem comme ñoom ba ñuy waxtaan bokkuñu ci dañ leen woo ni leen ñëw leen. balaa ngay dem di wujji kañ na nga xam ci la ngay wujji lan la. jadi grand. dama ni leneen li attends daal leneen li ma wax mooy que Bougane Gueye Dany statut bi mu toll fi mu nekk nii génn di wax ay dëmm ak lekkante loolu mën naa ñàkk loolu man maa ko critiquer man du dëgg su fekkente ni nag loolu moom neexu la yow maa ngi lay jégalu Bougane Gueye Dany kooku sama rakk la mën naa ko wax ni ko lii du sa cër waruloo ko def waruloo ko wax leader politique dafa am langage dafa am tenue c'est pas un langage de rue c'est pas un langage bu nga xam ni bugguloo sax ki nga xam ni bokku leen dara mu di ko tenir du dëgg loolu laa wax sosal ma nag du yomb man parce que nguur du am bët ñu koy lekk quoi. voilà merci ñu jël benn dernier auditeur parce que war naa dem def publicité mbokk mi bisimilah. salaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam. nuyu naa les doyens invités grand-père. bisimilah mu ngi lay dégg. question kii xaritam Ndiaye Omar Brooklyn. Ndiaye Omar bisimilah. ok monsieur Ndiaye. grand Gueye. temps bi xëy na mais est-ce que réellement moi j'aimerais vraiment que tu approfondis un peu ton analyse sur comment dirais-je la situation actuelle premièrement de l'opposition. J'ai deux questions. Vraiment, j'aimerais que vous approfondiez votre analyse politique concernant l'attitude actuelle de certains leaders politiques ou de l'opposition. Comme qui, par exemple? Parce que je viens d'entendre vous dire que Bougane devait juste partir. Mais Bougane a peu parlé par rapport à l'autre, là, comment il s'appelle, à Bocoum. Et j'ai suivi hier un certain journaliste, je ne sais pas, Yerim Seck, qui faisait une analyse. Vraiment, il était invité Ok. Donc, moi, je crois que j'aimerais vraiment grand-péguer. Selon les médias au Sénégal, selon les télévisions et les chaînes qui ont pris quand même le relais de ce qui se passe au niveau de l'opposition, moi, je crois qu'il y a quand même lieu de dire qu'il y a division. D'accord, on a compris. On a compris. Merci beaucoup. Grand Texe baal ma rek madame Faye Bilbi. Et puis su ma dellu see xam naa après dañuy changer heure bi rek bu ñëwee ñu grignoter beneen 5 à 10 minutes. kon nag Grand Texe ma bàyyi la ak bagage yi macha allah. li fi jotoon ruus. waaw macha allah tabarkalla way bi moom neex na ma lool macha allah. non man rek xam naa loolu c'est pas pour rien grand bi chaque matin 5 heures du matin muy daw c'est que ndaxewu ko dafa am lu ko waral. neex na ma lool way bi moom neex na ma lool macha allah tabarkalla. Effectivement. Alors, pour aller rapidement ci li fi jotoon ruus rek. mooy sama mbokk mi doon wax ci affaire monnaie bi ak banque bi loolu mooy xolu économie. te ñi nga xam ne ñoo nekk ci coalition wu tant que amuñu suñu monnaie bopp tant que amuñu suñu ay institution financière bopp. jàpp naa ni suñu dem kanam mën na yéex lool wala du gaaw bokk. te loolu wax dëgg yàlla waxuma ko pour dara. Ousmane Sonko loolu moo def finalement sa visibilité. Le combat autour de la monnaie.
c'est ci benn maanaam son combat autour de la monnaie du dëgg donc loolu lu am solo la mais nañu commencé ci def lu ñu mën li ñu mën ñun nañu ko def xam nga ñun ci diaspora bi la ñu nekk waaw naa leen le projet de la banque d'une banque de la diaspora 1994 la ñu ko xaatim foofu noonu ci New York te nag booba ca jamono boobu man maa doon directeur campagne ki nga xam ni moo nekkoon le président Djibril Mbaye Ndem si yàlla na ko yàlla yërëm amiin donc programme boobu ñu ko bind man ci laa bokk te loolu ma nga ca woon ca digg ba la nekkoon te stratégie bi moo nekkoon ñu jaar d'abord par li ñu tuddee foofu yéen crédit union le dossier est là-bas il dort le dossier ficelé ak ndem si yàlla suma rak Serigne Ndiouk professeur Lamine Sagna maanaam ñi liggéey ci dossier boobu dañoo bëri le dossier est déjà ficelé dem leen ci Pape Sène Dramé dina leen ko jox Serigne Ndiouk sëñ Pape nga koy rek maa la wax loolu je pense que li nga xam ni moom la ñu war a def te diaspora bi nekk ci war ci nekk fer de lance mooy que ñu ni tamit ñu bàyyi tappale bi te jublu ci liggéey bi parce que grand yaa ngi sànni xeer na quoi grand yaa ngi sànni xeer quoi diaspora bi nga wax ci moom grand ñun dañoo yónnee bay bëgg a dee ñun kay moom ku ñu newul jaaraama rek bañu wala nga leer ñu tappale bi pour muy leer tappale bi mooy ñun ñëpp ñoo xam ni li nga xam ni ñun ñoo ngi ko yore foofu noonu ci suñu ay loxo mooy koom waaw ci loxo yeneen i jàmbur lay dem te mënoon na naa def ci suñuy loxo ñu def ci li ñu ci bëgg a def yëpp. je suis d'accord loolu moom dëgg la. xam ngeen ni crédit union foofu ci États-Unis crédit union ab communauté moo koy def. Sénégalais yi nekk waxuma la biir États-Unis mais Sénégalais yi nekk New York yëpp bu fekkoonte ni ñoom ñëpp seen i pay check ci banque boobu lay dem ci crédit union boobu lay dem. bu fekkoonte ni suñu transfert yëpp crédit union boobu moo koy def. waxuma la defar suñu bopp foofu ci biir dëkk bi. wante defar économie Sénégal ci ñun la gën a gaaw ñaata alal ñooy dem ci loxo ay jaamu à l'époque ñun bi ñu évaluer les coûts de transfert waxuma li ñuy yónnee en tant que mais la ñuy fay pour yónnee rek la ñuy fay pour yónnee waaw mais loolu ay millions et des millions de dollars la woon te loolu gën na yokku parce que les coûts sont devenus plus importants et loolu ay doomu Sénégal ñun ñii wax dëgg yàlla ñun suñu génération nous avons fait tout nag wax dëgg yàlla nous avons réfléchi à nous crever les méninges à produire à mettre ça sur la table ay tappalekat nekk foofu di yàq rek donc man je pense que commençons par faire ce que nous pouvons faire xam nga nag booy bale da ngay bale ci sa buntu kër ba pare te yéen am ngeen possibilité loolu nee naa leen tous ces projets là sont en place la chambre de commerce est en place parce que boo bëggee defar économie da ngay am instrument bu koy defar instrument boobu ñun liggéey nañu ko ma ngi foofu tous les dossiers sont sur place l'institution financière qui est dans une forme de crédit union est en place tous les papiers sont en place nit ñi nga xam ni bokkoon nañu ci am nañu dem yàlla yóbbu na leen yàlla yërëm mais am nañu fa def te def ña fa def dañoo seeni doom dañu leen a fekk parce que seeni doom yi jàng finance ba wër ko nekk dans les banques les plus importantes di fa liggéey ña nga fa te seeni doom lañu ñooñu bi ñuy judd ñu ci bëri maa leen ngénte am na ci ñu nga xam ne dem naa ba Detroit ngénte ji leen aujourd'hui donc la question pour vous de la diaspora mooy loolu mooy yox bi ak caaxaan bi bëri na te ñi ñu koy teg ñëpp mooy ñi nga xam ne ñooy ñëw nekk ci nguur rek di tappale ba tasaare ñu ba yàqal ñu te xamuñu ni ñun bu doon suñu bopp rek ñu tax a jóg ñu dem toog yi nag wax dëgg yàlla parce que yàlla suturaal nañu yàlla kenn ku ci nekk suturaal na la parce que nag yeewoo tàllal kenn loxo ni ko may ma dépense au contraire am na ñu bëree bëri ñu nga xam ne seen dépense sax ci yow la aju donc loolu sant yàlla la du dëgg mais defar sa réew nag beneen dimension la bu nga xam ni nit ñi dañ ci war a bàyyi seen xel c'est une dimension individuelle mais c'est une dimension collective
nous avons dans la diaspora les moyens am nañu lépp pour defar suñu réew defaral suñu réew li ñuy teg yëpp ci politiciens yi xëy na sax ñoom ñoo ko def waaye nag ñun ni tamit nañu xool suñu bopp parce que ñun ñii wax dëgg yàlla ñun ni tamit kenn demul ñu def de. benn waay dafa ne mais grand taxe moom tappale nee na ñëpp ay tappale ay tappalekat lañ loo xam ne ay tappalekat lañ ma ne ko mais parce que ay tappalekat lañ donc lan qu'est-ce que tu veux que je te dise donc message boobu daal. waaw léegi Air Sénégal bi moom li may wax rek mooy nañ ñaan yàlla dëgëral ko. amiin xam nga nag amiin. maa ngi gis Mary Teuw Niane di complainte naan nañu góorgóorlu parce que dañoo tardé 2h30 dama mënuma ko woon ñàkk a tontu dama bind tontu ko quoi ma ni ko. on faisait la fête gis naa man ci ma ni ko gis naa man ci New York ay américain fanaan ci aéroport bi parce que seen vol dafa tardé. gis naa ko man ci New York et j'ai fait bu ma ko waxee nit ñi war nañ ko gëm quoi. aéroport bi ñu nekk foofu yee budul bu jëndee xam naa te dem naa fa te gis naa la fay xew. du dëgg. Maintenant c'est une petite compagnie qui vient de naître suñu joyau la Air Sénégal dañu war a taxaw ak lu mu ñu mënti jaral. ak lu mu ñu mënti jaral. même bu dee dañuy dem aéroport parce que tardé na ñu fanaan ci aéroport. bu mu tax ñu bàyyi ko fa di dem di wuti feneen. dëgg la de. parce que loolu mooy defar un pays loolu mooy defar une nation. il faudrait qu'on fasse les sacrifices nécessaires parce que nag on a vécu pas longtemps. di dem ci yeneen ay airlines ñu fay saaga di ñu fa xas di sàcc suñuy bagage di ñu tardeloo te duñu ni mbuu duñu nu mbaa. léegi bu dee ñun la rek ñu bëgg a commencer indi ay problème kenn ku ci nekk di génne di wax di génne ay kiddi loolu mën naa ñàkk. La compagnie est née par la grâce de Dieu et par la volonté des leaders politiques qui ont fait que compagnie bi judd na. ñu ngi ñëw di def Dakar New York Dakar Paris et cetera li mu leen jaral pour que compagnie boobu dund màgg lu mu leen jaral rek def leen ko. bu mu leen maanaam bu leen fa dem mukk am lu leen naqadi tax ngeen weq seen maanaam weq sa doom taxul nga bañ ko. dëgg la. mais toog leen fa quoi parce que doom ji lu mu dëng yow yu war nga ko uuf. au moins sa doom la. war nga ko uuf war nga ko tekk. xamal ni sa doom la quoi. loolu laay demandé tous les Sénégalais. c'est bien dit. jox leen chance. vraiment jox leen chance seen bopp waxuma ngeen jox chance Air Sénégal de mais jox leen chance seen bopp mooy que fexe leen ba compagnie bii bu mu mel ne yeneen compagnie yi fi jaar jàll dee vraiment jàppale leen ko xale la management bi mën nañu ko xool loolu yëpp wax naa ko mais lu ci doxul rek ci management bi grand ba ma ko mënee permettre rek tuuti ma yokk ci sama xalaat lépp lu ci doxul ci management bi mais dagg sànni parce que ñoom wax nañ ko mais loolu amul grand ni ma la xamee ak loolu la mun nit ki mun ta waxal wala loo mun a waxal El Hadj Ndaw rajo Sunu Afrique moom suñu ligne bokk mooy dëgg moo ñu fi fekk fa la ñuy bàyyi quand ça luñ la bëgg loolu nekk suñu auditeur boo jéggee boo wàccee yoon ñu ne la sëñ bi ñu ne delluwaatal gis nga ne grand ni mu def ak man saa waay arrêté mais dafa ko parce que dafa bañ wala leneen mais le contraire dafa bëgg mu gën a baax buñ ko seetaanee noonu rek mu yomb it's easy like ABC mais suñu problème mooy que ne dañu nekk ci liggéey bi c'est lépp koo xam ne nii mooy ki nar a suuxul compagnie bi ñu nekk di pour nëppal bu ñu wóoree le problème c'est El Hadj Ndaw Sunu Afrique rajo mais jël leen ko sànni fale wut keneen mu jaxtaak et puis on avance parce que ñaan nañu yàlla tey Air Sénégal di fi ñëw au lieu de 2 vols dans la semaine mu nekk 3 vols et pourquoi pas dem Canada jëli Grand Texe jëli yeneen gars yi mais continuer pourquoi pas on avance loolu rek laa ci bëggoon yokk. voilà leneen li ma ciy wax rek mooy le management opérationnel loolu autorité sénégalaise yi war nañ ci bàyyi xel bu baax. parce que nag sénégalais yi nga xam ni ils sont dans l'aviation am expérience dans le management opérationnel parce que day to day opération nu aviation lu métti la da nga koy xam
boo ko xamul mënoo ci génn. grand terre am na ku ci bëgg nga baal ma am na ku ci bëgg a yokk xalaatam ku baax bisimilah. allo. waaw dama bëgg a continuer ci lu tax la wax rek bala ñu koy sori. affaire crédit union bi. waaw dama kontaan ci muy levé lu toll noonu lu demee noonu. d'accord que ñu ngi ci doon taxaw. d'accord ndax man mi amoon naa crédit union ci Port Authority of New York New Jersey ci World Trade Center ndax ba njëkk a doon liggéey Port Authority. waaw dégg nañ léegi nag ñu ngi Air Sénégal boo paree rek nga bàyyi ñu dem Air Sénégal Adja parce que tamit mënuñu dem en arrière. dinañu wax ci boobu. voilà on avance léegi nag dafa yomboon pour lépp oto. wala jënd kër ak yëpp dafa gaawoon daal. oui donc loolu lu baax la Air Sénégal bi tam. yàlla na kii baax. yàlla na réussir. amiin Air Afrique amoon na benn problème rek affaire GP yi. affaire billet GP yi ñu doon def dafa demoon ba bari. waaw ku nekk di am free ticket fii. ak di yóbbu ay bagages. kon ñu bàyyi ci xel yooyu nekkoon na problème. d'accord merci beaucoup Air Afrique. waaw bu ñu paree grand texe dinaa leen may chance ci Air Sénégal bi ngeen parce que gis naa ne gars yaa ngi ci bëgg a wax ma jëlaat beneen auditeur ku baax. waaw Alaaji. waaw. benn baat rek laa ciy wax. ci Air Sénégal waaw ñëwal. waaw mooy xam nga liggéey bi ñi ñu ko dénk mën nañ ko. waaw. même Macky Sall itam mi ngi liggéey. Macky Sall mi ngi liggéey waaye problème bi mooy. ñi muy liggéeyloo. mënu leen a audit parce que bu leen audité dana leen jàpp te Macky Sall dafa parewut pour jàppoo ni ak nitam. même Air Sénégal bi itam ñi ko yore mën nañoo liggéey mais dañ leen doon livrer pour ñu liggéey am indépendance pour liggéeyee seen indépendance. loolu mënut a nekk di sëñ bi. buñ ko defee rek mu baax buñ leen mayee seen indépendance ñu liggéeyee seen indépendance rek lépp baax. d'accord jërëjëf merci beaucoup. waaw grand tax ma bàyyi la nga daanal kon. waaw mooy loolu rek en fait j'invite les autorités sénégalaises à veiller à ce que ñi nga xam ni ñoom ñoo yore la gestion des opérations de la compagnie. ñu nekk ñu compétent. bu ñu leen fa teg parce que dañoo bokk ci ñoom bu ñu leen fa teg parce que seen mbokk lañu bu ñu leen fa teg parce que leneen je pense que Sénégalais yi ils ont besoin de cette compagnie là Sénégalais yi de la diaspora ils en ont vraiment besoin mais li may wax le peuple sénégalais les membres de la diaspora fexe leen rek gis nga soo doxaanee soxna soo bëgg ak lu ma la mere fexeel neexal ko rek ba jàpp ko jàpp ci rek jàpp leen ci quoi. jeex na jàpp leen ci. donc loolu laa leen di tàggoo maa ngi leen di ñaanal jàmm wa salaam. merci beaucoup grand Texe comme ni mu koy defee toujours mooy lu am solo madame Faye Bill Dats wa tey yéen rajo Sun Afrique def ñu rek lu dul bëgg leen ci xol ba tey.